Production présente. maa ngi leen di fay di leen nuyu di leen ziar aussi ci xarañ gi ngeen am nii pour nouvelle bi nu dégg démb muy une mauvaise nouvelle Bombardier am défaite mais défaite ak victoire yëpp benn la c'est sport la mais li ma gën a kontaan mooy avant ñuy commencer rek danoo jot Bombardier mu def réaction à chaud mu dalal xel parce que suñ ko jotul woon xëy na sax mën am ay laam-laamee mais dalal na suñu xel ñun ñëpp et que am na combat yu gën a garaaw kaaw yu gën a garaaw kaaw Bombardier big bi la preuve quelques minutes après dafa jóg dem defi ay scanner am ak yooyu ñëw li mu wax nii lu leer la dafa def erreur de combat man sax erreur de choix laa def parce que man mësuma accepté muy jël kii man d'abord MMA ci boppam man daf maa doyul bugguma ko du ma ko seetaan parce que aussi jël non bugguma ko du ma ko seetaan parce que il faut être humain aussi jël ñaari bonkal dugal leen ci kaaf ñuy reyante man loolu mënuma ko seetaan. xanaa kon doo seetaan boxe. non boxe man nga ko seetaan sax. boxe kenn du kaaf mais ñii kaaf lañ leen dugal kaaf c'est pas joli bon donc lii am na ba pare Bombardier depuis 6 ans mi ngi ci MMA bi di ci am ay victoire et tout ça bon fitam aussi moo ko poussé mu jël le champion du monde bi nga xam ni 6 fois def na ko xam nga nit kii du nitu kese. nit kuy xëcc avion ak dooleem di xëcc camion di xëcc yu kenn xamul ba gisee vidéo kii du nitu kese. da nga yaakaar ne gars yi xëcc mënuñoo xëcc. non kii du nitu kese. moo tax bi Bombardier bi ngeen ko posé question mu ni day jëlaat revanche ma ne ko doo ko fi jëlee. en tant que sa papa sa ndiyaay sa mag sa promoteur. doo fi kii nañ ko teg fii ni yekk bu forox. am na nag jom même boo ko tëggul woon doon nangu. non même su ma ko tëggul conseil boobu conseil yu mbokk ak mbokk la Bombardier sama jarbaat la. di sama mbër ñëpp xam suñu diggante du ma fekk nag kuy xaru soo koy seetaan sax loolu la ñuy wax non assistance à une personne en danger yow ci sa bopp fu mu amee problème war nga fa am problème man accepté wu ma comme ni ma ko waxee léegi en direct mu dégg ko it heureusement mu tontu ni yow sama nijaay nga loo ma sant lay def donc loolu mooy génn na ci revanche boobu dara jaru ko fi non bi muy bëree ji amoon na accord effectivement parce que fekk na mu taxawal combat Bombardier bi dafa yàgg reporté nañ ko 2 fois et puis mu fekkoon muy def MMA aussi xam nga ni nag du bëgg dem di wuti nga ne ko doo ko fi wute ji surtout ci jamono ji ñu nekkoon nga xam ne jamono pandémie bi la Sénégal bëreetuñu woon ñoom amatuñu woon combat ci foog ñu dund loolu leen ci poussé parce que xaalisu MMA am wax naa ko léegi mu dégg te du ko weddi amul xaalis MMA kenn musu ci dañuy wax rek xam nga mbër na dafa mën a sagu ñeme naa taxaw sax di fay nañ ma tant de millions fekk kenn fay ko dara ay miettes la leen fay amul xaalis donc dañ delloo ci seen xel ñoom ñëpp yem ci bëre Sénégal bi ñu ñaan yàlla pandémie bi effacé wu fi complètement lamb ji bëre waat ñu dellu nan doon lambe ñëpp yi bëre mais vraiment MMA moom vraiment man de ànduma ci ca wóorul te man duma li may wax ak nit dama koy wax mu clair moo tax léegi bi ma nekkee moom ànd rek ma wax ko sama xalaat yëpp moom nag champion demoon na di défendre Mbour rek Sénégal la doon défendre li xew Sénégal gépp la metti mais it risque la woon moo tax ma ni erreur de choix la def risque la woon parce que lu ne mënoon na ci am yàlla mi nga xam ne ñun ñëpp dafa ma bëgg moo ko sawee Sénégal nañ ci sant yàlla bu baax rek te ñaanal Bombardier dégg nga ko dana dellu si ci semaine bi pour commencer préparer combat am suite aux directives du médecin du CNG. ok léegi tàmm nañ di gis fii bu ñu dooree mbër ci làmb ji mu daanu day toog 3 mois wala 2 mois soogay compétir loolu noonu par rapport ak combat bi nga xamante ne. non règlement boobu mi ngi nii ci sama portable. règlement boobu. dañuy mbër su kaawoo. semaine ba ci topp war naa def scanner moom def na scanner bi su dikkee dana indaale scanner bi résultat bi le CNG a un médecin. ñu jox ko 1 mois. maximum lan lay may repos médical après dem préparer yi nag sa avenir su fekkee ne amoon nga combat nga dem préparer sa combat soo amuloon combat it am nga droit dem entraîner ji. voilà mais ni nga ko gisee nii démb ak ci vidéo yi est-ce que sentir nga ne Bombardier am na lu koy métti. mais doo ko sentir da ngay defe ne sax tey la gën a nekk en forme da ngay defe ne parce que nitu jom la aussi da ngay defe ne tey la gën a nekk en forme c'est que ñun Sénégal ñun ñoo négatif ba mu ëpp duñu positiver benn affaire. gis nga temps yee passé rek lu ñu fi te xëy suba rek bind ni Balla Gaye dafa feebar ci dara jotu
mais mën naa ni bon ak ñàkk a yéeneente jàmm ak wax yoo xam ne waxu yàq rek ñun sénégalais ñun ñoo toll foo xam ne léegi da xamatuñu sax ban jikko suñu jikko ji fu ñu ko jëlee parce que doo xalaatal nit lu bon des choses négatives teggi positivité fële loolu baaxul. loolu baaxul gis nañu mbër yu bari instant bi ñu ngi leen di dégg ci MMA bi comme Reug du nga ko sànq. Reug dañ koo kaawate woon ba pare. waaw dernier combat nañ ko dóor mu daanu. ñee dañ koo jàng loo jàngul doo ko tari. MMA ci biir kaaf tey jii fu la fa tëjoon te normalement da nga war a tàllal sa loxo ni bàyyi na abandonné na delloo avance parce que loolu xaru la loo nekk champion ci réew mi MMA dara lu waaje ca MMA nekk champion su ñëwoon fi suñu bëri simple bi soobee yàlla dootu ko def. est-ce que d'accord nga ak ñuy wax ni Sénégal yi ñoo dàq bëre bi ñoo ëpp sens bu nekk MMA bëre bi la. Sénégal non ban bëre MMA kay rayante la MMA du bëre rek MMA li ci ëpp mooy rayante bi wéq matt mbëkk nga daanu ñu fekk la fa. dóor fu la neex mais démb man damay remercier sax ak di féliciter arbitre bi parce que moo bëmar sax comme kiiw bombardier bi adversaire bombardier bi mais heureusement que ñun sunu arbitre yi fii aussi il faut leur tirer le chapeau ñoom si loolu yooyu parce que fu coow amee rek soit ay kaw ñoom dañuy gaawantu daw protéger mbër mi mu kaawate donc MMA daal Lamine nan ko fàtte ca jàpp ci yàlla jàpp suñu bëre bi. pourtant am na fi ay camp d'entraînement yi instant bi yu fi commencé sampu ay club. waaw mais d'accord loolu contre ma ko. xam nga commencé sampu pour di entraîner ay xale à part de 15 ans. leen defal centre de formation pour bis bu nu màggee nga xam ne dañu mën a tari. mais loo jàngul bëgg a xëy rek dégg ñu ni combat arrêté tëj nañu làmb ji fii pandémie bi nga ni taxal ma dem wuti ko fee. loolu moo bon jàngoo ko doo ko tari. léegi gis naa benn expert bu bës jël ci live bi mu ni Ama Baldé comme si ñu ne ci benn club su nekkoon moom du fa dem pour pratiquer MMA parce que mënoo dem ba am 30 ans. di jàng benn wax na ko dëgg mooy li ma wax rek yenn yi da ngay waaru doo xam sax lan la te loo ci wax ñu defe ne da ngaa soxla wala da ngaa iñaan looy iñaane man mi kan laay iñaane ci mbir man maa jëlee sama xaalis leen fay xam nga iñaan waru ci am mais lu raisonnable da nga koy teg xiif bu mu la tax a naan petit mar du moins bu mu la tax a naan petit mar ak bëgg tuuti xaalis te ñoom ñëpp ku ci nekk koy dégg sooy wax ak moom da ngay defe ne sax xaalis bu bari leen ko fay fayuñu leen dara ñun xam nañ leen di fay du ma ko wax parce que sama cachet bopp du ma ko wax mais kenn fayu leen dara lu yenu maanaam nan gëm yàlla ca toog fii respecter seen truc bi promoteurs yi it gën a am persévérance gën a yokk combat yi làmb yi ñu gën koo defaraat et tout ça parce que sànq rek maa ngi wax ak le président Bira Sène mu am réflexion bu extraordinaire boo xam ni kilifa noonu lay def lii passé na mais fii règlement bi war nañu ko xoolaat parce que ku am combat fii waroo bëri ji feneen mënoo am combat fii ñaari contrat kenn mënu ko boole te loolu suñu ko defee ñun dañ ciy d'accord parce que ñun nous sommes à la disposition du CNG bam ni noo kenn dootu fi def face à face moins de 5 jours avant combat dañ koo respecté parce que dañ koo bind yónneen binnee nii la ñuy defee face à face nombre de personnes temps règlement bi dañ koy respecté parce que nag CNG la fi état teg tey su defee règlement ni képp ku fi amati contrat dootoo signé ji feneen dañ koy respecté. yow mi nga xamante ni yow yaa joxe say avance est-ce que di nga nangooti mbëri nga jox avance kenn def ci MMA parce que même Boy Niang jox nga ko avance te keroog gis nañ ko mu taxaw ci benn case xam nga day nat xam nga dañ ko invité. waaye dama ni jarul wax ak ñoom lii xew bi ñoom ñëpp ku ci am mbokk xaw ma na nga am mbokk moo xam ne xaalis rek la bëgg wutul sa dund calculer wu sa dund calculer wu nit xaalis rek la bëgg mais ku ci am mbokk da nga téye sa doom wala sa jarbaat wala sa xarit wala sa rak parce que ñoom ñii ma tëgg ñoom ñëpp ku ci ne am nga cachet boo xam ni mat na juróomi cachet. waaw wala moo ëpp ko donc nan ko yàlla ci yem du may amul lu ma ciy wax ni parce que signé nañ ba pare moom dañ koy respecté ñoom par force parce que seen G leen fi teg man li ma signé ak ñoom ca sama avocat laa ko yóbbu ñu teg xam nañ ko gis nañ ko am nay trace am nay lépp vidéo yaa ngi fi lépp a ngi fi weddi mënu fi am ñoom ñëpp ku ci ne yaa ngi préparé combat bi nga signé Gaston suñ demee nag bay régulariser CNG start yeen CNG teg moom la ñu respecté. avant le 1er janvier am nga benn date bu lay xaar le 28 Zos Alioune Seye numéro 2 Forza Pakala 1 mois moo ci des Gaston kañ lay commencé yëngatu nekk ci wàll. non yéen a ngi ji parce que man combat bi man maa yëngatooti léegi
man léegi mag la ñoom Makan Mbengue ngi ci ñoom Abdoulaye Ndiaye ñoom Ibrahima Faye sa patron ñoom ñëpp a ngi ci ñu ngi ciy def li ñu ci war a def télévision yaa ngi ci muy TFM muy 2STV muy ITV ñoom ñëpp a ngi ci ñu ngi def li ñu war a def xam nga ñoom ñooñu nekk ci gënu ma leen a xamante sax lamb xanaa kay sama tur la gars yi di bëgg ngeen may pamti pamte léeg-léeg rek mais ak sama image mais ñoom ñëpp am nañu image de Gaston Production tur bi rek ci boppam image la. ah Lutte TV bokku ci Ibrahima nag organisateur. foog nga lijjanti ak moom non Ibrahima organisateur la moom. say saf la bokk de. non ni renti dékaay la. non renti. renti dékaay. ñooñu mooy ñan. ñu tëggoon ko Mara Negro. non ñooñu daf leen di jàppale rek Ibrahima xam nga Ibrahima moom il partage ses idées. c'est un homme de partage voilà donc na jàppale ñëpp. le 1er janvier fañ toog. non kooku nag mooy daj dëpp gi. nga date bu mag la date bu làmb la mais gëjoon naa am nga indiwaat. mooy daj historique bi. mooy date bi nga xam ne dégg nga maam date souveraine bi. le 1er janvier. fii ak quelques jours ba Bombardier ñibbisi. Balla Gaye ñibbisi da nga di gis ñoom suñu amee benn ñaar rek face à face doy na sëg ñu def ko parce que ñoom ñaar ñëpp ay mbër yu discipliné lañu yu respecté contrat lañu yu bëgg li ñuy def lañu. Balla Gaye nga ca France di entraîné. Bombardier mi ngi doon ci combat bi tey pare na day ñibbi si dégg nga léegi wax na ko su ñu ñëwee nag ñu commencé nag ñu ngi woo ñëpp ñi ci war a jàpp ñu jàpp ji sponsor yi moom am na ñu dugg ba pare am na ñeneen ñu war a dugg te xam naa ni soobee yàlla Sénégal dana bëgg le 1er janvier nam daan bëggee ci drapeau El Hadji Mansour Mbaye bi. le 28 événement bu rëy lay doon ndax parrain bi aussi dafa rëy. waaw Maguette Sène maire de Malicounda moom événement bi danoon dem sax ba Malicounda ak mbëri. man dem na mbër bu ma ci romb sànq bi may ñëw man teeru bi laa doon dem muy entraîné man tey du dimanche looloo ma ci yëm nag. te yow tey la dimanche yaa ngi nii amee say micro yu wër. doo noppalu mbër bakala laa romb bakala. yow li tax noppalu yaa ngi nii dimanche ngay wër. démb laa noppalu. démb nga nopp moom it démb la noppalu. mais kontaan naa ci yow. ah maa gën a kontaan ci yéen vraiment jërëjëf. Production présente. dese ñett Balla Gaye ngi noonu ci digg géew bi Thierno mi ngi jàkkaarloo ak Bombardier ku ci nekk ci ñoom ñaar am na lay won sa morom ñoom ñaar ku ci nekk am na lay won sa morom Balla Gaye ngi noonu si nekku na. Ça veut dire qu'il est presque prêt, presque parce que tout simplement on voit qu'il y a d'autres bouteilles encore à l'intérieur. On espère, on le souhaite que ce combat également soit